au plan politique économique lan ngay tànn benn rek nag laa la may. seetal benn émission tey bi moom dafa dam jafe lay kar. émission tey bi dafa jafe ndax am na lu ñëw booy bi dafa waane dam koy kar koj naa la da nga waaw. émission tey bi dafa jafe ndax Oui. xel yi dañu dem fu sori. oui. man bi ma daaneelee nii rek sama xel a ngi dem ci sëñ Pape Malick Sy nga xamante ni waajur la si ñun ak njabootam dem si ñu bëri ñoo xamante ni ñu jege lañ woon ñu fi jógee donc xam naa ne émission bi tey spécialement loolu la waroon a nekk. oui. moo tax bu ñu bëggee dem ci beneen registre xam naa ne yàlla nañu yàlla defal tawfeex ba ñu mën ci wax dara. effectivement comme ni ko ñëpp dundee Sénégal 2020 mbëkk mi mbas mi mbënd mi moo gaw ñëpp téye leen 2020 boobu ñett yooyu dafa dal ci sunu kaw. mbëkk mi mbas mi mbënd mi donc benn bu ci nekk rek te dañoo dajaloo nag ci benn jamono la ñu am xam nga ñeneen am na ci réew yoo xam Covid bi rek lañ doon gérer. ñun nag dañuy gérer Covid bi di gérer yeneen Covid ci biir Covid bi donc Covid aussi daf fi fekk ay rakkam. xaw ma ay magam yoo xamante ni ñoom ñëpp désastre la ñuy créer. ak benn drame social bu doy waar. Et jamais quel que soit la nature des agrégats économiques yi ñuy am quel que soit seen taxawaay daawul jëlee ci Sénégal li nga xamante ni moom mooy liñ ñu diggoon depuis ba ñu d'accordé ne dañuy dund en république depuis 1960 tey rek bi ñu génnee Masalikul Jinaan damay wax ki ma àndal ci oto bi ne ko boo gisee ku mel ni Serigne Touba ak kilifa yi mel ni ñoom muy Seydi Hadji Malick El Hadji Omar Foutiyou Tall ak ñoom ñëpp coono bi ñu daj ci kaw suuf du woon pour seen njaboot pour communauté la woon dañ doon sonn pour ñeneen ñi jëriñu ma ne ko coono bi ñu daj moo tax tey jii dans ci yenn aspects yi rawatina ci wàllu diine ñu mën a am tawféex bi ñu am tey nga xamante di nga dugg julli def say ñaan daal di génn tranquillement ma ne ko parce que ñii dañu joxe seen dund ñi joxe seen dund yépp ñi joxe seen bakkan ñi joxe seen temps amuñu sax seen jamonoy njaboot ñun tey am nañ chance mën nañoo nekk ak suñu njaboot ak suñu doom ñoom ils n'ont même pas profité de leur famille parce que seen famille moomu leen woon politique yi aussi loolu la ñu diggoon depuis 1960 c'est ce que j'appelle la promesse républicaine mooy que chaque génération doit vivre mieux que la précédente ma wax ñooñu ne leen ñun coono bi ñuy daj tey pour suñu njaboot gën a am tawféex la mais bu fekkee ne yow saa boo ñëwee ñu dénk la lépp ñun on renonce à tout pour vivre en république tey jii yow dans une république normale waroo sax jël vigile sa kër parce que da nga renoncer ci loolu pour confier ko kenn parce que comme moom moo amee le monopole de la violence légitime donc noonu la ñuy renoncer ci yu bëri am ku ñu ko dénk la chose publique la gestion de la chose publique léegi ñooñu ñu ko dénk nag ñoom ñoo war a góorgóorlu ba di parer wu à toute éventualité même bu fekkee ne am na situation yoo xam yu difficile la te li tax ma wax parer wu à toute éventualité ndax bi mbir mi ñëwee gësam muy Covid bi on s'est rendu compte que li mu def feneen ñun yàlla suturaal nañu ci parce que li xew feneen bu xewoon fii tey plateau bi du am waaye comme li xew feneen xewul fii leneen a fi xew mooy dafa daf ñu fàttali nag l'essentiel mooy li nga xam dañ ko doon remettre au lendemain jamono bu nekk daf ñu fàttali le sens des priorités daf ñu fàttali sunu mal gouvernance bi nga xamante ni dañ ko doon nëppal mais daf ñu fàttali aussi liggéey boo xam war nañ ko def ba nga xamante ni consensus yu ñuy am du nekk ay consensus yu muu yoo xamante ni lu ñëw mën na ko yëngal parce que ci biir Covid bi am na mbir yu yëngu jamono bu nekk yoo xamante ni suñu borom rek moo ñu suturaal parce que réew mi tamit dañu am levier yoo xamante ni mën nañuy permettre jamono bu nekk ñu transcender donc woy politique yi affaire bi nii daf leen interpeller mais dafa interpeller aussi le citoyen lambda fàttali ko ne Djibril Fall doo xëy rek nekk citoyen citoyenneté c'est une conquête on ne n'est pas citoyen on le devient mooy boo demee ba am conscience ci say devoir ba mu leer ci sa bopp président Mamadou Dia daf doon wax ne on peut renoncer à des droits mais on ne saurait renoncer à des devoirs est-ce que tey ñoo ngi def liggéey bi war au niveau de la famille et au niveau de l'espace public je parle des institutions pour que ki gane àdduna Sénégal am conscience am ba mu mat ci citoyenneté pour mën ko exercer dans sa plénitude donc loolu tamit mbas mi daf ñu ko fàttali parce que gis nañ à un moment donné
dafay mel ni nit da nga koy tere njëriñam da nga koy digal njëriñam mel ni yow moom njëriñ bi daf koy percevoir comme loraange. mais Covid bi tamit fàttali nañu wàllu secteur informel mooy ñi nga xamante ni xëy na doo leen fekk fenn ci benn registre ñu d'accord ci muy musiba boo xamante ni bi ñu ñëwee ci biir Covid bi fàttali nañu ne am na ci ñoo xamante ni ndekete saa bu ñu xëyee ba ñu ganee àdduna ba tey bu ñu soxlaa seen état duñ ko fa fekk wala nañ ko fay fekkee du leen neex donc loolu tamit Covid bi daf ñu ko fàttali. Covid bi aussi fàttali nañu yu am solo ndekete jamono dina dem ba ñi amoon possibilité jël avion faju ji dootuñu dem. ndekete jamono dina dem ba ñi nga xamante ni mënoon nañu permettre seen bopp yenn luxe yi ils sont obligés de rester là donc man li ma si jàpp mooy le fait le plus marquant mooy fàttali. bi nga xamante ni sunu borom dafa wax ci alxuraan ne dee leen fàttali ndax fàttali dina jëriñ way gëm donc mbir mi daf ñu fàttali loo xamante ni waruñu ko woon mës a fàtte. léegi nag laaj bi samp mooy lan lañ ciy jànge wax naa ne encore une fois nañu arrêté mimétisme bi toppandoo bi. xam ne la Covid wane feneen wanewu ko fii léegi ñun est-ce que duñu profité ci loolu est-ce que duñu profité ci loolu ba nga xamante ni dinañ ci def jéego yu am solo xam ne feneen ñoom seen yitte bi gën a mag fa Covid jaar dëgg seen yitte bi gën a mag ñun bu ñëwoon fii ñu am problème ndax ñun fii yenn dëkk yi rek fi ne amuñu ay cimetière am na ñoo xam fii may wax ak yow seen xeex bi gën a mag mooy pour yaatal seeni cimetière la donc Covid fa mu def musiba problème mu cimetière lañu am ak corbillard donc ñun comme loolu amagul fii ñu ciy sant suñu borom di ci sant le personnel soignant di ci sant ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu boobu di sant ñi nga xamante ni ñoom ñooy le personnel bi nekk ci wàllu éducation parce qu'ils ont bravé le Covid pour dem jàngale ji ak ñi nga xamante ni c'est d'illustres inconnus waaye ñoom kenn ku ci nekk ba nga xëyee xam nga ne mënoo toog sa kër ndax boo toogee sa kër Covid du la rey xiifa lay rey. donc encore une fois daf ñu fàttali l'essentiel pour man c'est ça le fait marquant. Jéggi fàttali la Pape Djibril wax. Der Pape Djibril